Miroir Covid-19 seen émission bi ñu jagleel mbas mi fii ci biir réew mi ak biti réew mi gis ngeen nag situation ni mu demee Sénégal ëpp nañu lu tolloog juróom-ñaari téeméeri cas yoo xam ne ñu ngi fii ci réew mi naka noonu am na ñu wër waaye ñiy ñàkk seen bakkan ñu ngi gën a bëri ndax téeméer ak ñeent fukk ak benn ci loolu diwaanu Rufisque xam ngeen ñetti téeméer ak ñaar fukk ci ay nit ñoom am nañ jàngoro ji ñuy wax coronavirus moo tax nag diwaanu Tëngéej ñu changé doxalin dañuy dugg ci biir kër yi dëkk ba nga xam ne moo tudd Ndënku di quartier bu gën a mag ci diwaanu Tëngéej ñu fekk fa Ousseynou Thiam Ousseynou ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Pape Fara ñi nga gannaaw ba ñu la fayee lu jëm ci wàllu mbas mi tey jii nag dañ leen doxantul ba ci quartier bu ñuy wax Ndënku nekk fii ci diwaanu Tëngéej nekk quartier bi nga xam ne bii nag moom moo mag ci quartier yi nekk fii yëpp ci diwaanu Tëngéej foofu nag askan wa nga xam ne nii jóg na ngir xeex ak lii di jàngoro ji ñoom nag nee nañ dañoo fas yéene doxale maanaam am beneen approche daal ci lu jëm ci wàllu lii di sensibilisation bi. di wax ci rajo yi di bind di wax article yi ñoom Cheikh def loolu lépp ci sensibilisation mais il y a dafa am ay mbiru ni réew mi tëddee traditionnel bi wala gëm-gëmu dëkk yi ñu ne comme dëkk ouest dafay rangoo yeneen loo xam ne mën na doon facteur buy bloqué biñ toogee fot yi ñu toog waxtaan kër ga ñu ne ban taxawaay la ko bàyyeeku mën na doon ñetti façon nag bàyyeeku ndax kenn waxu la bàyyeeku ndax amoo tuteur bu la mën a yee bàyyeeku ndax da ngay rebelle wala Moussa Ka wax du ma ko def demba lu tax mu koy jiite du ma ko ñu toog waxtaan si ak ñoom Lamine ñoom Amar Diagne ñoom Diop ak ñun ñëpp wax dëgg yàlla ñu ne ñun ñi ñuy defee approche communautaire bi du mobilisation sociale parce que loolu wax la rek boo amul dépense bu lay wax doo dégg. ñoom nag yemuñu ci li ni mel nee nañ ñi nga xam ne nii nag ay mag lañ amee nag ay yeneen jàngoro yoo xam ni wute naag lii di mbas mi ñoom tamit dañ leen di topp rek jëm rek ci wàllu sensibilisation bi waaye tamit ci nu ñu leen di taxawoo. gën bëgg gox yi kër yi ci boppam la ñuy dugg wax ak boroom kër yi wax ak soxna yu mag yi nga xam ne ñoo yor kër yi ñoom demuñu dikk bu feebar lu ñëwee dañ leen ko indil wax leen danger bi wax leen taxawaay bi ñu bëgg. ndax ñu mën a baare au moins ñu waxtaan ci lu yàgg ñu d'accord ci vraiment le député Souley tamit nangul na ko pour parce que zone la boo aaree Ngeesu bàyyi Coxo musiba la boo aaree Coxo bàyyi Ndënku musiba la donc triangle d'attaque boobu ñu def programme bu tudd comprendre pour agir nit ñi nañu xam feebar bi xam yan taxawaay la war a def. waa ci wàllu bilan bi nag fii ci département bu Tëngéej bi fi jàngoro ju dugg ak léegi lim bi toll na ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñetti nit yoo xam ne yi am nañ lii di doomu jàngoro bi ci tënk daal Pape Fara lii lañ la mënoon a jàpp tey ci miroir Covid-19 fii ci département bu Rufisque. Ousseynou Thiam ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci xibaar yooyu nga xam ne moom nga ñu jëlalee ci dëkk boobu di Tëngéej ci loolu dañuy dem ba diwaanu Saint-Louis foofu ca Ndar Géej nag nemmeeku na ñaar fukk ak ñeent ci ay nit ñoo fa amoon ay cas bi mbas mi tàmbalee fii ci réew mi ba léegi waaye jamono ji nag bi nga xam ne tëj nañu frontières yi gis nañu mbir yi daal di gën a yokk moo tax nag ci wàllu kër docteur ñu ngi gën a yokk seen i taxawaay jamono ji lu tolloog juróom-ñett ci ay nit ñu nga fa ñu leen di faj foofu ca kër docteur ca diwaanu Ndar Géej ñu dem fekk fa ki nga xam ne moo nekk Ousseynou Diop Ousseynou Diop ñu ngi lay nuyu. miroir Covid-19 dañ koy ubbee ci diwaan Ndar Géej xam ngeen ni lu jëm ci wàllu feebaru coronavirus bi Ndar Géej nag ñaar fukk ak ñeent la am ba mbir mi tàmbaleeg léegi jamono ji nag juróom-ñett ñoo nekk ci hôpital régional bu Ndar ñu leen di faj médecin chef bu région bu Saint-Louis di docteur Seynabou Ndiaye moo ko xamle. ñoo xam ne ci hôpital juróom-ñetti nit ñoo fa nekk fi ñu toll nii te wax dëgg yàlla seen situation santé stable na fi ñu toll nii suñu xaymawee léegi ñu ngi ci ñaar fukk ak ñeenti nit ci Ndar ñoo xam ne. diagnostiqué nañ leen ñu nekk positif ci Covid-19 donc loolu laa mën a wax ci tënk ci li nga xam ne situation épidémiologique bi la fii. ginnaaw loolu itam ministère de la santé ak organisation mondiale de la santé demoon nañ ci lu jëm ci wàllu région bi dem nem ku yenn bërëb yi nga xamante ni liggéey ba dañ ko fay amal te itam ñu xool ni Ndar Géej li ñu gis dal na seen xel ndaxte boo mën ay cas grave tey jëlee ñoom daanu mën a am lu jëm ci wàllu jumtukaay yoo xamante ni di leen may ñu mën leen taxawu. voilà Rosso foofu gis nañu liggéey bu am solo bu ñu fay def gis nañu aussi nan la ñu investir migrants yi dugg nan lañ leen di flasher nan la ñuy raxasee seen loxo nan la ñu defee seen formalité dañ leen di isoler loolu yëpp dafa am solo
donc gis nañu daal fii modèle bu baax la léegi nag ñi ngi jëm beneen versant épidémie il faut ñoo xam ni danoo soxla engagement communautaire danoo soxla nit ñi. kon mi ngi noonu miroir Covid 19 tey lii leen di indi woon ci diwaanu Ndar Géej. Ousseynou Diop bu ñu jugee ci diwaanu Ndar Géej ñu dem ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar fekk fa Cheikh Anta Diop foofu nag wàllu tourisme jamono ji am nay jafe-jafe yu métti ci li nga xam ne moom moo nekk ci seen wàll secteur moo tax hôtel yu ci bëri fi mu ne danoo sonn liggéeykat yi sax seen liggéey dañ koo menacé ci loolu ay organisation taxaw nañ ngir ut solution diwaanu Thiès kaay Cheikh Anta Diop moo ñu fa teewal. waa jërëjëf ñu ngi lay fay di la sant bu baax dikkaat fii ci diwaanu Thiès ñu waxtaane tey ji benn secteur bu am solo muy tourisme ñu gis nag fii ci diwaanu Thiès ñu yëngu ci wàllu tourisme hôtel yaa ngi fii ak ay auberge waaye nag ñu gis ne feebar bi mu tàbbee ci réew mi ba léegi daf leen a loofal lool ba tax na ñuy daje fii tey jii pour waxtaane ko xool nag yan pexe lañ ci fas yéene jël ki nga xamante ne moom mooy Doudou Niagne Diop mi nga xamante ne moom moo jiite kuréel gii di organisation nationale pour l'intégration du tourisme au Sénégal di ci dikk ci lu gën a yaatu. ñu nekk période boo xam ni depuis 6 mois ngi nii hôtel yi kenn amul benn client bon état bi def na li mu war a def am na ñu mu aider et cetera yooyu yëpp lu baax la mais l'essentiel est que mooy suñu entreprise yi amul chiffre d'affaires te entreprise nag bu amul chiffre d'affaires ñëpp xam fu mu jëm donc loolu moo inquiété ñëpp bon man dama ni nag comme période bi demee na nii et puis même avant Covid-19. jafe-jafe dafa amoon ci secteur bi peut-être que opportunité bi tey ñëw na ba nga xam ni mën nga sensibiliser la génération future mën nga sensibiliser aussi les décideurs pour ñu taxawaat xoolaat suñu secteur bi nan lañ ko mën a remodeler. mooy ñu xoolaat nan la ñuy développer ay tourisme intérieur. wone un petit peu le patrimoine qu'on a parce que peut-être que. Le Sénégalais lambda bi nekk fële am na envie dem à Djilor Djidiack découvrir foofu la maison de Senghor ou quelque chose comme ça nan la ñuy développer tourisme interrégional tourisme intrarégional voilà sorte tourisme yooyu yëpp nan lañ koy développer le tourisme d'affaires parce que dañu nekk dans une zone régionale qui est l'UMOA tous ces pays-là voyagent au Sénégal donc ce sont des initiatives yoo xam moom la les produits de substitution moom la ñu war a jël et puis profiter aussi ñu def des circuits yoo xam ni intégrés yoo xam ni c'est dédié aux locaux. jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox daje suba ak jàmm ci waxtu wi. Cheikh Anta Diop gannaaw bañ la jaajëfalee foofu ci diwaanu Thiès kaay ñu dem ca Tambacounda fekk fa Moussa Omar Gueye di sunu ndaw ma ñu fa toogal ñi nga xam ne nag ñoom ñooy bay wàllu ñaam bi ren ji lu tolloog 150 hectares fas yéene nañ ko daal di bay naka noonu rendement bu am solo ci junni ak juróomi téeméer yoo xam ne fas yéene nañ ko def ngir naka fexe li ñuy wax naan ni moom sa bopp ci wàll li ngay dundee jëm ci wàllu ñaam bi ñu mun koo am ci diwaanu Tamba Moussa Omar Gueye lañ fay fekki Moussa nuyu naa la. maaleykum salaam Pape Farañing bismillah ci capitale orientale Tambacounda situation épidémiologique bi li mu joxe mooy ñaari patient ñoo des ci centre de traitement bu hôpital régional bu Tambacounda ci xibaar yi nu mujj jot sax am nañu yaakaar ni kenn ki moom léegi mu wér ñibbi këram ci wàllu li nga xam ne moom lañ leen indil tey ñeel miroir Covid 19 fii ci Tambacounda dañ ko jëmale ci wàllu mbay mi bërki démb ñu ngi woon ci sàmmkat yi teefanke yi éleveurs yi tey ñu seeti baykat yi rawatina baykatu ñaam bi li ñu naan manioc pulo am na ñoo xam ni fii ci Tambacounda ren fas yéene nañu bay lu toll ci téeméer ak juróom fukki hectares tey jii ci suba si lañ leen doon jox seen ay semences muy bouture yi ci service départemental bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu mbay mi SDDR fii ci quartier Liberté. mbéy boo xam ne amul benn mbéy ci Sénégal bu gën rentable ko ñam bi ne serait-ce que nga béy sa 0,75 rek tu as 1,75 000 ou bien 1,5 million yow mën nga ko ci am. dajale xale yi yëpp gol mi pour ñu ASC yi ñu doon jubli ci mbéy mi. Contexte de la Covid-19 et en même temps de passage aussi dama leen di signaler à part même de la filière manioc il y a aussi les autres filières comme maïs sorgho et il y a des programmes qui sont là programmes comme PADAYER ak PPDRS ñu ngi instant bii nii ñu ngi continuer di appuyer les producteurs en semences et en kii aussi en engrais aussi. di gërëm Amadou Diedhiou am su boot yi jàpp lañ ci wàllu tournage miroir Covid 19 tey jii ñu jagleeloon ko wàllu agriculture rawatina filière manioc fii ci capitale orientale Tambacounda ba beneen yoon Pape Fara ñu ngi incha allah. jërëjëf Moussa Omar Gueye ca diwaanu Tambacounda
mbokk yi loolu moo gënoon a fës ci li nga xam ne moo nekk xibaaru mbas mi ñeel biir réew mi jamono ji bu ngeen taaxirloo tuuti rek gannaaw bàkk bi ñu ànd ak yéen xibaar yi gën a fës ci biti réew. jërëjëf mbokk yi looloo gënoon fës xibaaru mbas mi fii ci biir réew mi ñu jagleeloon ko nag ci dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk nii naka leen seen situation ak nit ñi nan la ñuy dundee ci wàllu sensibilisation li nu mel waaye ci xibaaru bi ci réew yi ñu dooree ko ci diwaanu Côte d'Ivoire foofu nag benn fan ci weeru sulet ba léegi li nga xam ne moom moo nekk dem beeg dikk bi ci jaww ji tàmbali na waat ñi nga xam ne nag ñoom ñooy jël avion yi ñu ngi tàmbale nag ñoom di def bu baax a baax lii di mesures yi ngir moytu mbas mi le naka noonu Ibrahima Fall Lamp defal ñu situation bi ak sénégalais yi nañ leen fa nekkee Ibrahima Fall Lamp ci diwaanu Côte d'Ivoire. maaleykum salaam Pape Farah ñu ngi lay nuyu di nuyu suñuy téléspectateurs di leen fàttali ñu ngi toujours suñu émission miroir Covid 19 fii ci Côte d'Ivoire Abidjan di leen xamal ni aéroport Félix Houphouët-Boigny ubbi nañ ko depuis le 1er juillet 2020 loolu nag ñu ngi ko jëlee ci ñi nga xam ni ñooy conseil national de sécurité ivoirien bi nga xam ni ñoo yor wàllu avion barki dem bi ñu dajeek ñoom ci waxtaan xamal nañ ñu ni Air France dina commencer ses vols à partir du 6 juillet fii ci Côte d'Ivoire ci kàttanu yàlla ginnaaw bi ñu jógee foofu tamit beneen compagnie bu ñu wax Corsair yëgal nañ ñu ni ñoom danañ tàmbali seeni vol le 8 juillet départ ba Orly en France le lendemain 9 juillet danañ départ fii ci Abidjan jëm Paris ba tey à partir du 13 juillet compagnie boobu di Corsair dina continuer def ñetti vol dans la semaine sur Abidjan loolu yëpp nag dafay ànd ak les mesures barrières yi nga xam ni les professionnels de la santé moom la ñu diglu port de masque ak tamit gel hydroalcoolique bi nga xam ni dañ ko war a laal ak yëpp dañ koy àndandoo ak voyage bi jàpp nañ sax ni kenn ku ci nekk bala ngaa tukki di nga defi benn test anti corona balaa nga yéeg ci avion bi ak ay fiches yoo xam ni 48 heures avant ton vol da nga ko war a remplir yooyu yëpp lu ñu jëlee la ci ñi nga xam ni ñooy conseil national de sécurité aérienne bi yor wàllu vol yi ngir gën a aar doomu aadama yi nga xam ni dañ war a tukki. Pape Farah bu ma jógee foofu damay dikk ak yow ci situation coronavirus bi en Côte d'Ivoire gis nañ ni ci fan yi ñu génn lu toll ci fukki junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk doomu aadama ñoo yor doomu jàngoro ji lu toll ci ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn wéru nañ ba ñibbi seeni kër juróom-ñaar fukk génn nañ ci àddina ci feebar boobu junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett lañ yor ci ay doomu aadama yoo xam ni ñu ngi leen di faj fii ci li nga xam ni mooy hôpitaux yi en Côte d'Ivoire xibaar yooyu nag ñu ngi ko jëlee ci ministère de la santé et de l'hygiène publique bu Côte d'Ivoire di fàttali doomu aadama yi ni corona ba léegi mu ngi fii ci bu ko kenn fàtte nañ ciy bàyyi xel di respecter les mesures barrières port du masque obligatoire pour ñëpp bu ko defee ñëpp mën a nekk ci àddina ñuy ñaan nag yàlla sans borom jële fi feebar bi nu mu gën a gaaw ndax liñ fi yàq bari na Pape Farah foofu lay wàccee suma kàddu di leen jox rendez-vous ci beneen numéro ci miroir Covid-19 sur la télévision Futur Média Ibra Fall la woon pour la télévision Futur Média. Ibrahima Fall ñu koy jaajëfal mu nekk foofu ci diwaanu Côte d'Ivoire bu ñu fa jugee dañuy dem ci Italie foofu nag ki nga xam ne moo nekk Augustin Faye dellu si bu baax a baax matuwaay yi nga xam ne ñu ngi koy jël ngir xeex lii di mbas mi jamono jooju nag nga xam ne ca diwaanu Espagne ñoom tamit ñu ngi def li nu mel ngir xeex lii di coronavirus ñu dem ba diwaanu Italie daal di fay fekki Augustin Faye Augustin maa ngi lay nuyu. OMS di kuréel gi yore nag lépp lu wërëngalu nag ci wér-gu-yaram ci àddina si jaajëfal na nag réewum Italie ak Espagne ci matuwaay yi ñu jël nag ngir rek daan li nga xam ne moo di mbas mi. bi mbir yi di tar nag réewum Espagne daan na am rek fukki junni ci ay cas bés bu nekk réewum Italie daan egg rek ci juróom-ñaari junni ci ay cas bés bu nekk. bu ñu càmbaree situation gi nag fii ñu toll ak ni mbas mi wàññeekoo bu baax nag ci réewum Italie ak Espagne mënees nañu wax ne ñaari dëkk yooyee bàyyiwuñu benn yoon lépp li nga xam ne rek ay pexe la ngir rek daan mbas mi waaye it askan bi di dund ci ñaari réew yooyee béy ci seen waar ci topp ndigal yañ doon rëkkati ngir daan jàngoro ji loolee tax nag bekki nag di njiitu OMS di organisation nag gi ëmb lépp lu wërëngalu ci wér-gu-yaram te di wuyoo nag ci tuuru Tedros
Adhanom Ghebreyesus jaajëfal nag bu baax ñaari réew yooyu ca ab conférence de presse gi mu doon amal rek ca dëkk gi nag di Genève ci réewum Suisse naka noonu mu ñaax nag réew yi nga xam ne nag mbas mi samp na fa nag ay jafe-jafe yu tar ñu roy ci ñaari dëkk yi di Italie ak Espagne ci seen taxawaay ngir rek faagaagal jàngoro ji di Covid-19 bu fekkee ne sax jógewu fa ba léegi di leen fàttali rek ne ci xayma yi OMS fësal te jëm nag ci mbas bi Covid-19 ci àdduna si cas Covid-19 yi toll nañu rek ci 10,300,000 ci ay doomi aadama 506,000 ñàkk ci nag seen bakkan. jërëjëf lii rek moo nekkoon ci tënk xibaar yi ñeel mbas mi fii ci réewum Italie. mbokk yi mu ngi noonu ñi nga xam ne jamono ji ñoom ñoo am lii di mbas mi ci réew mi ëpp na juróom-ñaari junni ci ay nit naka noonu téeméer ak ñeent fukk ak lu tegu ñàkk nañ seen bakkan mu nekk lu métti loo xam ne di jaale seen i mbokk kon ñi mu dalagul ñu moytu ni ñu koy moytoo mooy mesures yi nga xam ne ñoo nekk mesure barrière ñuy dandante naka noonu di sol suñuy masque di raxasu ak tamit yol ay gel bu ko defee rek ñu mucc ci ñu gaaw a génn ci jàngoro yi delluwaat ci activités yi gannaaw ba nga xam ne ubbi nañu lépp ba suba incha allah ñu dellusiwaat ci beneen miroir Covid-19.